waaw asalaamaaleykum mbokki internet yi suivre Lamyn TV nuyu nañ leen jaajëfal nañ leen tey nag ni ngeen ko gisee nii ñu ngi fii ci Nianing Nianing si Petite Côte bi diggante Mbour ak fi nga xamante ne moom mooy Joal Fadiouth Nianing lañ ñëw tey seet si ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Pibery nag ndeysaan nekk benn lieu ba nga xamante ne ay xale yu xarañ ñoo fi ne di liggéey li dem ci flocage sérigraphie ak yeneen dañuy dugg si biir jox gaay micro bi ñu gën a expliquer li nga xamante ne moom mooy seen liggéey ay tableau yii nii ñoom ñëpp dañ koy job caméraman ñu dugg si biir Pibery yi jox gaay ñu yaatal affaire yi ni muy demee jaajëf. fii mooy Pibery yi gis ngeen ko nii flocage sérigraphie reprographie vidéographie affiche flyers étiquette carte de visite carte de membre vidéographie site web affaire yooyu yëpp dañ koy job. Aïcha gaay ñu jox ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Ngom liggéeyee fii ci Pibery yi mu détaillé leen li nga xamante ne lépp moom la ñuy defar fii nii ci place bi teel ñu ko expliquer gars yi. asalaamaaleykum gars yi. char naa lépp waa Sénégal waa diaspora surtout ñiy suivre Lamyn TV di ko béggee bu baax donc fii mooy Pibery donc li ngeen di gis nii mooy support yi ñuy liggéeyee yëpp ay flocage t-shirt moo nekk nii ay dimension bu ne am na taille bu ne ci xale ba ci mag lii aussi ay tableau la yu ñuy tirer PVC seen photo pour seen photo salon yeeg yooyu donc lii da ngeen koy am fii cak même pas une heure de temps ngeen jot ci voilà léegi aussi bu loolu weesoo am nañ li nga xam ne mooy Pibery mag lii aussi côté hôtel yi la information day génn chaque mois donc magazine mensuel la voilà c'est une première aussi sur la Petite Côte waaw loolu la Pibery defar restaurant yi am ngeen aussi lépp li nga xam ne mooy menu yaa ngi nii dañ koy defar tout ça voilà dañuy defar li yëpp menu yi ainsi de suite ay panneaux publicitaires carte visite ay bannières ay autocollants ay porte-clés ay cases tout cas dañ koy defar fii nii ci Pibery. yan support ngeen di bind parce que dégg naa ngeen di bind ci ay oto sax. waaw dañuy bind ci oto. dañuy bind ci seetu même dañuy bind ci verre aussi ak ci vitre. ay cases ay plateau ay assiette loolu nag aussi mu ngi gën a fës ci Saint-Valentin bi. ñi nga xam ne dañuy bëggante dédié Lamyn TV benn kii wam rek jox ko fansam jox ko kaas ne ko maa ngi la ciy béggee bu baax bu ñëwee fii dañ ko koy bindal donc voilà c'était ça emballage bi aussi am nañ beneen kii support bu ñuy liggéeyal mooy jërëjëf boo leen ñëwee bu ñu leen jaayee ba pare pour avant ñu leen koy livrer moom moo koy emballé jox leen ko ci anam yu mucc ayib. élèves yi aussi pour impression ay photocopie yooyu noonu. bien sûr photocopie dañ koy def impression numérique lépp li nga xam ne mooy tirage imprimante aussi dañ koy def A4 A3 A5 ba A2 aussi dañ koy def mooy nga xam ne affiche bi gën a ngand A2 bi loolu yëpp dañ koy def voilà aussi maillot Sénégal yi ngeen gars yi na ngeen ñëw waa bi am étoile aussi disponible na Pibery jaa ngeen jëf. waaw di bëggewaat Lamyn TV bu baax ci visite bi ci confiance bi aussi parce que gis nañ liggéey bu muy def bu baax ci Petite Côte bi ñoo ngi koy jaajëfal mu doon ay Lamyn TV yoo xamante ne fu ne lay dekk. adresse bi ak numéro téléphone bi. waaw adresse bi fii mu ngi nekk en face centre de réadduction. centre de réadduction donc numéro téléphone bi mu ngi nekk 77 275 96 75. fii ci Nianing. fii ci Nianing. diggante Joal ak Mbour. ak Mbour waaw diggante Mbour ak Joal. diggante Mbour ak Joal. fu waay nekk ci Sénégal aussi mun na commander ngeen livrer ko. exactement fu waay nekk ci Sénégal boo commandé rek ñu taxaw ci incha allah lu gaaw. jaajëf gars yi. tout droit. asalaamaaleykum yéen ñuy suivre ci Lamyn TV nuyu nañ leen ziar nañ leen bu baax a baax leen di wax nag rang muy abonné affaire yi gën a yaatu rang yow. tey mercredi le 6 juillet 2022 ñëwaat ak yéen ci journal di Mbapat fas yéene leen jox résultat wu lamb ci weekend bi ñu passé mais jox leen programme mu lamb yi ci weekend yi ñu jublu weekend bi ñu jublu nag tabaski bi la mais après tabaski bi am nañ fi lu tolloo ay 20 lamb waaw ay ñaar fukki lamb yoo xam ne war nañoo am diggante jour tabaski lendemain tabaski 3e jour 4e ba 5e jour ba foofu noonu daal ba 10 jours après tabaski bi ay lamb am pagay bëri dinañ bëri amateur yi dinañ bëgg mi ngi noonu xaar leen ci biir vidéo bi ñu jox leen ndëm léegi trophée meilleur lutteur de la semaine bële passé ñu ngi nominé woon
ki nga xamante ne moom mooy Ndiol Géant bu Bargny Samba Cissé bu Palmarin ak Serigne Ndiaye numéro 2 Serigne Ndiaye numéro 2 Coriace Moussa Ndiafat moom moo jël trophée bi mu nekk son 3e trophée moom Serigne Ndiaye ñu koy félicité di ko waxee nag affaire yi xaw a xat mais programme mu tabaski bu jàllee rek voilà moom Serigne Ndiaye ak mu yeneen champion yi fi jël ay trophée yëpp dañ leen indil seen trophée waxtaan ak yéen ci làmb. léegi weekend bii nii passé benn làmb moo amoon comme nag dara terewul yeneen mbër yi ñëw bëri si voilà benn mbër yi nga xamante ne moom moo ko jël day jël trophée bi voilà noonu directement tout droit muy Caaka Fay bi jël Iba Mar 3 millions yi jël ko ci kaw Ndiol Géant. bi mooy waxaale ci trophée bi maa ngi joxewaale résultat yi ndax benn lamb boobu amoon Iba Mar mu nekkoon le 3 juillet les arènes tegoon fa 3 millions ci 3 catégories Caaka Fay moo jël poids lourd jël ko ci kaw Ndiol Géant bu Bargny poids léger Babacar Tine bu Ndondol jël ko ci kaw Aldemba. ma ci profité di nuyu sama benn waay étudiant la yaa day suivre tamit tout le temps Saliou Ndiaye waa Ndondol la voilà mi ngi nekk ci université Sine Saloum maa ngi lay bëgg bu baax Baye Sall. Babacar Tine bu Ndondol moo jël poids léger yi ci kaw Aldemba bu Bargny raw gaddu yi Ngor Seck jël ko ci kaw Dragon noonu la demee loolu mooy benn lamb ji amoon ci weekend bi passé. léegi ñëw si programme yi dañ koy commencé du 6 au 8 juillet lamb am na fi nga xamante ne moom mooy ñoo joor ñu ngi fay teg benn xar ak 40 000 francs ñoo joor dëkk Cheikh Tidiane ñaar ñoom Mamadou Zidane nag ñeneen champion yi fa ne. du 5 au 8 juillet Bawut am na lamb wala ñu ne Bawut rek comme ni ko séeréer yi di prononcé dëkk barrage foofu ñu ngi fay teg 3 bœuf ak 110 000 du 5 au 8 juillet foofu ca Bawutan ci île du Saloum ba tey. donc léegi le 8 juillet fi nga xamante ne moom mooy Kumbal am na lamb ci Saloum bi wala mbopat ndax benn xar lañ fa teg ak 15 000 loolu na ko jël sa tabaski dina neex. buñ fa jógee pour toog joyin jour tabaski si boppam am na lamb 700 000 lañ fa teg pour toog joyin voilà. léegi jour tabaski bi ak lendemain bi beneen pour toog ba tey si pour toog joyin yi am na lamb foofu ñu ngi fay teg 1 million ñaari fan ñaari drapeau. waaye lendemain tabaski fi nga xamante ne moom mooy Sumloog Ablaye Diop Sum production moo fa woote tegal na mbëri juróomi nag 5 bëf. deuxième jour tabaski fi nga xamante ne moom mooy Njanda fan si club monument bu Njanda ñoo organisé ba tegal nañ mbëri benn nag benn saaku ceeb ak 40 000 francs. ba tey lendemain tabaski fi nga xamante ne moom mooy Njaanjaay Fatick am na lamb Njaanjaay Fatick 2 millions de francs CFA lañ fa teg ñaari drapeau benn fan lendemain tabaski tout droit Fatick. deuxième jour tabaski fi nga xamante ne moom mooy Diouroup mooy commencé 2e ak 3e jour tabaski lendemain tabaski ak sur lendemain ñu ngi fay teg 1 million 100 000 Diouroup. li nga xamante ne moom mooy sur lendemain tabaski ba tey fi nga xamante ne moom mooy Jaxaaw Siin am na lamb Jaxaaw Siin ñu ngi fay teg 3 millions fan si club Boucar Ndour ñoom ñoo fa woote. voilà léegi fi nga xamante ne moom mooy Marloc am na lamb Marloc 2e jour lay commencé lendemain tabaski sur lendemain ak voilà xam nga nu ñu koy waxee noonu 2e 3e ak 4e jour voilà foofu ca Marloc ñu ngi fay teg 2 millions. léegi fi nga xamante ne moom mooy Ngeekoox Saloum ci Kaolack am na lamb ñu ngi fay teg 500 000 Ngeekoox bi nekk côté Kaolack. 2e jour ak 3e jour aussi fi nga xamante ne moom mooy Ngoonin am na lamb Ngoonin ñu ngi fay teg 500 000. 2e ak 3e jour fi nga xamante ne moom mooy Baak Seck ci Ndimaak côté Fissel am na lamb ñu ngi fay teg 3 bëf ak 50 000 francs ñetti nag ak 50 000 francs. 4e jour fi nga xamante ne moom mooy Ngoundiane plus précisément Mbourwaay ca Ngoundiane am na lamb ñu ngi fay teg 500 000 ñaari drapeau lay doon. waaye 4e ak 5e jour lamb am na fi nga xamante ne moom mooy Ngaram ñu ngi fay teg 500 000 francs ñetti drapeau lay doon. 3e ba 6e jour tabaski fi nga xamante ne moom mooy Kër Samba Gueye ca Saloum Lamine Gueye Saloum production moo fa woote tegal na mbëri 450 000 3e ba 6e jour
affaire yi jeexagul ndax fi nga xamante ne moom mooy Djirnda am na lamb du 11 au 15 le 11 mooy deuxième jour tabaski ba le 15 Djirnda 1 million lañ fa teg léegi le 16 fi nga xamante ne moom mooy Mbaling am na lamb Mbaling ci Petite Côte bi diggante Nianing ak Mbour am na lamb ñaar drapeau lay doon ñu fay teg 1 million. le 17 juillet fi nga xamante ne moom mooy Kaolack am na combat Toubacouta ak Fils de Batlin si bi ñaari mbër lit simple voilà kon amateurs yi jox nañ leen rendez-vous foofu. waaye nag le 23 ak le 24 juillet fi nga xamante ne moom mooy Ndangaan Samb am na lamb ju rëy waa Fata production ñoo fa woote tegal nañ bëri 3 millions de francs CFA. kon rang yow Sambaka pël bi ci TikTok bi moo xewal loolu rang muy majji waaw mais rang muy abonné ziar ñëpp kontaan si ñëpp tabaski bàyyi ñëw xam naa bii mooy doon dernier journal bi avant tabaski bi ñu ngi leen di baalu ak di leen di baal ak di leen di ñaan ngeen baal ñu waaye yàlla boole baal ñëpp ñu fekk koy at yu bëri ngeen xam ne ñun ay xale lañ di jéem di góorgóorlu lépp lu ñu def lu naaj ngeen xam ne yàlla moo bëggoon mu jag mais lépp lu ñuy def loo xamante ne naayisul ngeen xam ne nit moo matul suñuy erreur la des fois ñu def wala ñu wax la nga xamante ne dañoo jàpp ne kat noonu la fekk du demee noonu donc ñu ngi baalu ñëpp saison bi ba mu commencé ba fi mu toll nii képp ka nga xamante ne tooñ nañ la wala def nañ la nga xamante ne tey neexu la nga gis ko ci suñu liggéey suñuy vidéo wala suñuy wax suñuy vocal ñu ngi la siy jégal bu baax képp ku ñu tooñ aussi ñun jégal nañ la yàlla na jàmm sax ci réew mi élection yi di ñëw politiciens yi dal jàmm ngeen xam ne Sénégal ñun ñoo ko bokk voilà non à la violence rang yow